RFM Matin. RFM Matin. Émission bi yeewaa Sénégal. RFM Matin 7h40 sunu gan Dame Mbodj ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Babacar. di syndicaliste jiite mbootaayu syndicat jàngalekat bi ñuy wax FEDER di mbootaay goo xam ne kon li nga xam ne mooy yittey jàngalekat yi fan yi ba waral njàng mi xaw a jaxasoo ñu booloo ngir jàkkaarloo gouvernement bi bu weesoo loolu jiite nga ab syndicat ci boppam di CUSEMS authentique seen i ñaxtu démb léegi sax yéen a ngi sol ay brassard rouge suba ak gannaaw suba di ngeen dakkalub seenub liggéey kon daal du ngeen en arrière ci li ngeen di sàkku ci gouvernement bi ci ndàmpaay ak ñoom seen. waaw loolu dëgg la ni nga ko waxee noonu la demee FEDER lënkale fukki kuréelu jàngalekat ak ñett. déposé préavis grève 9 novembre 9 octobre mu jeex la 9 novembre boobaak léegi ñu ngi ci xeex ba toll ci suñ juróom-ñetteelu plan d'action mooy boobu nga lim àllarba ak alxamis duñu faste xànc ak moroomam duñ dox ci daara yi ba noppi nag takk suñu morso bu xonq wone suñu naqar ndax jafe-jafe yi nekk ci njàng mi te tendeefal bi bari loolu daal moo tax jàngalekat yi ànd ci FEDER yëpp. dalal nañ fi fan yee laata may bàyyi alaaj Njóogu sax mu sooboog yooyu tam ci waxtaan wi. dalal nañ fi fan yee benn kilifa ci ministère de l'éducation ñu dalal ko fii mu ni ni ngeen bëggee yëf yi demee tembere gi moo mënta ne lu ñu signé ak yéen itam buñ koy def dañ koy lawal ci ab diir waaye mëneesu la saafara lépp léegi jamono yi ñu toll. waaw loolu day déglu nañ ko mais wax dëgg yàlla loolu tappale weesuwu ko ndaxte nag damaa toog ak yéen parce que président Macky Sall dafa ñëw ci pouvoir bi 2012 bi mu ñëwee nañ ko may ab diir ñeenti weer ñeenti weer ñu ne ko président loolu tuuti na fekk na sax mi ñu fekk ci xeex bu metti ak président Abdoulaye Wade ñu ne ko daañ la may temps bu doy pour ñu waxtaan ci dal ba nga xam ne lépp lu ñuy déggoo rek day nekk loo xam ne ñun ñëpp ñoo ci waxtaan ba déggoo ci ñu may ko donc 2012 ba 2014 ñuy waxtaan donc ñaari at yooyu yëpp kenn déggu fi benn grève bi ñu waxtaanee ba 17 février 2014 ñu da jàkkaarloo ak ñoom ci immeuble Breda premier ministre jiite ko ñu liir li nga xam ne moom lañ waxtaan ci ñaari at yi ku ci nekk ci parti bu ci nekk moo am na moo boo xam sax taxaw nañ di ci werante ba mat ñaari waxtu lépp li nga xam ne bind nañ ko mot par mot ñu càmbar ko ba ñëpp d'accord ci ñu dem tiire ko ñëw premier ministre ak ay ministres ñoom ñëpp ñu signé ñun secrétaire généraux yoo ko fekk yëpp ku ci nekk signé xam nga Mansour Sy génn daan ni Sénégal de mi ngi doog a signé ay accords yu ñuy tuddee accord réaliste ak réalisé maanaam loo réalisable donc loo xam ni dañ cee waxtaan ba déggoo ci dal kon lu ñu mën a doxal la te daañ ko doxal. ba ngeen koy signé nañ la leen waxoon ni moom lañ koy saafara. lu ci nekk jonn wala dañ koy lawal ci ay at. lu ci nekk dañ ko wutaloon ay firnde ay date. xam nga loolu ki koy wax nekk waaba ji ba ko ci dugal waaye moom leer na ko ni. lañ waxante lu ñu tënk ci kayit la bi ci nañu bind ko ci date parce que àllikalat ji 2015 yenn yi échéance 2014 la woon yii 2014 yii ay mois sax dañ ko doon bind avril mai 2014 2015 2016 lu ci ne dañ ko wutal app àllikalat ji nag mooy coow li xam nga fi mu toll nii il faut ñu bàyyi naxaate bi parce que bu ñu nee ñaar fukki poñ la woon fanweeri poñ la ak ñaar ak fanweeri poñ ak ñett léegi ñaar fukki ak juróom-ñett yi réglé nañ ko waaye daa am ñeent yi des yu ñu réglé xam nga loolu mooy tappale bu njëkk bi parce que nañ waxante dëgg su fekkente ne yow mooy pour méngale bu dee sa soxna da nga ko war a jox ñeenti mbir ne ko dinaa weeru dee dinaa la jox loo xam ne moom ngay fayee mbindaan mi moom la dinaa la jox loo xam moom ngay fayee luyaas bi dinaa la jox loo fayee say bor dinaa la jox loo dépense bi waaye ñu dem ba weer dee nga ne man ñeent la woon waaye ñett yi jox naa ko te doo wax ñeenteel bi mooy ban nga jël ya gën a ñàkk fayda ne yooya nga joxe léegi dépense ba koy tax a dund nga ne ko joxe mag bu ñu ko wax mu ne moom daa war a muñ ndaxte ñeent la woon waaye jox naa ko ñett yi xam nga ñi ay tappalekat lañ xam nga liy wax ji mooy àllikalat ji mooy dafa am point boo xam ne moo tiital nguur gi te pourtant loolu da koo diggee. justement mooy wàllum régime indemnitaire di wàllum indemnité yeeg yooyu ndàmpaay yi surtout li jëm ci wàllum logement nekk na problème bu rëy féewale leen dëggantaan le 19 janvier premier ministre mu leen dalee li mu leen di wax mooy gouvernement atum 2019 12 milliards yéen ko dugal yéen bi ngeen xoolee ngeen ne 6 000 lay nekk maanaam 10% buñ ci yokk nguur gi ne d'accord leen yéen a ngi yuuxal yooyu mais ngeen def contre proposition ne loolu ndaw na mais ngeen indi leneen mais defoo leen ko da ngeen nekk di yuuxu ak yëngu-yëngal non andi leneen bi def nañ ko bu yàgg xam nga ñun néewuñ nañ ñu jox junni néewuñ nañ ñu jox ñaari junni néewuñ nañ jox ñeent ñoom ñooy wax lool pour nasaxal xelu sénégalais yi ak lim fukki milliards ak ñaar pour mu bari pour ñu ni gars yi def nañ lu bari ci njàng meeg njàng la mi du loolu ñun laajunu lu dul dëgg xam nga lu ñu wax ñun jàngalekat yi dañ ni
dafa am ndàmpaay bu ñu tuddee ndàmpaayu dëkkuwaay képp kuy liggéeykatu nguur gi te am ko. loi bi wax képp kuy liggéeykatu nguur gi waaw pour mu leer rek liggéeykatu nguur gi boo xam fonctionnaire nga parce que am na liggéeykatu nguur yu nekkul fonctionnaire yu ko amul. mais moo tax ma ne képp kuy liggéeykatu nguur gi bu ko am parce que am na ñu ko amul. mais liggéeykatu nguur bi bu ko am dañ ni loi 61-33 dafa wax li ñuy wax le principe de l'équité xam nga luy l'équité mooy yamale maanaam ñi ko am nañ fexe ba ku ci nekk ca diplôme bañ la recruter ak sa àq ak yelleef ca ndàmpaayu dëkkuwaay boobu dañ la jox la nga méngul ñun loolu la ñu wax néewuñ buñ ko tiriwaatee ñun toog waxtaane waat ko bu fekkee jàngalekat yi war ñoo a yokkal ñun d'accord nañ waaye liñ mënta d'accord mooy séddale maam mooy daan ni kii sëtub Ablaye la Ablaye sama xarit la maam day yëkkati fukk jox ko ni kee sëtub doomu Saliou la Saliou day maam moom danoo jàppante naa yëkkati ñaar dërëm jox ko loolu séddale maam la ñun d'accord ci loolu nguur du doxee noonu dañ ni nañ ko tiri teg ko ci yoon àq ak yelleef ku ci ne ci liggéeykat boo mën a nag jox la sa àq yelleef moo tax ñoom buñu naan dañ leen a proposer dara nañ ñu wax ñoom it seen contre proposition ñun suñ contre proposition leer na xam la ñu wax dañ ne ku ci nekk lii sa àq ak sa yelleef muy médecin nga wala gendarme nga wala jàngalekat nga wala magistrat nga ak loo mën a doon bu dee liggéeykatu nguur gi nga lépp loo xam ni moom sa àq ak sa yelleef la ci ni ñuy fayee liggéeykatu nguur yi nan la jox sa àq ak sa yelleef lii kay lu leer nañ la proposition bi leer na ñoom kay buñ bëggee jàmm nañ toog ak ñun ak ñëpp ñun ko seqal parce que ñun neewul ñun jàngalekat yi de dañ ni ñëpp ñi liggéey ci nguur gi te am droit ci ndàmpaay dëkkuwaay ni ko loi bi waxee nañ toog ñu waxtaane ku ci nekk liy sa àq sa yelleef jox la waaye yëkkat seen junneeg ñaar téeméer daan ni parce que 10% de 60 000 junneeg ñaar téeméer la ñu jàpp ñun ni junneeg ñaar téeméer buñ ko wàññee buñ ko calculer buñ ko càmbaree mooy ñeen fukki dërëm bés bu nekk ñooñu ñu jàpp na ñun dañ leen digal sarax léegi ñun comme dañoo jàpp ni ñeen fukk lañ ñu yéene par bis muy 6 000 francs ci weer wi mooy dañ leen a digal sarax ñu ne leen ñun bu dee dañ leen a digal sarax nañ ko dem jox ña ko yàlloo. léegi lan moo ñun jàngalekat yi yàlloowuñ sarax pour yéen lan moo dul nekk sarax pour yéen. li nekkul sarax mooy ñu teg lépp ci yoon comme ni mu ko waxee maanaam ndàmpaay la ñuy tegaat ci table ji ku ci nekk sa àq ak sa yelleef ak diplôme yi nga am muy koof ak pàcc boo mën a féete ci liggéeykatu nguur gi ñu jox la cay sa àq ak sa yelleef jàmm ne ñooy bu ko defee kenn du ne boddi nañ ma kenn du ne jaay nañ ma doole lépp jaar yoon même bu dee fukk la ñu jàpp ñun ñëpp ne fukk yooyu ñu war a séddale ku ci nekk lañ ci war a am yéen a ngi yëngu di yëngal xeex bi gënoon na fee tar ci ay at terewul njàng mi am examen ñu jàll ci leneen déwén si su ñëwaatee ngeen nekk ci mennum taxawaay wi gouvernement bi taxaw ni mu taxawee yëf yi demul dikkul luy solos kon fi mu toll nii wéyal xeex bi ci loo xam ni ñëpp xam nañ ni du naax saayal njàng mi ndax nguur gi du ko nangu. li nga wax Babacar lu war a tiital sénégalais yi la parce que am réew mu respecté ay waa réewam benn élève bu jàngul rek musiba la ci réew mi parce que réew li ko yor. loola am at yi nu weesu yëpp. waaw mais moom laa la bëgg a wax. te luy njëkk yéen a njaag tam ndax yéen a gréew. non loolu dinaa ci ñëw parce que li ñu njaag moom ñun dénkul ñu alalu réew mi. yéen a dem gréew élèves yi njàng dénkul ñu loi bi mais xam nga lu sénégalais yi dul xam mooy que ne ndongoy Sénégal dénkuñu ko jàngalekat yi xam nga ku ñu ko dénk ki sénégalais jël seen man-man seen sañ-sañ ak seen koom-koom seen i taxe ak seen i impôt ne ko doxalal ci lii sunu intérêt ak sunu ak liñ bëgg ci réew mi kookee nag ni man mënumaa jàngal seen i doom waaye danaa jël ci seen alal fay ñoo xam ni dinañ leen jàngal ñooñaat buñ koy def ma teg ko ci bii loi boo xam ne ci ñoom loolu la ñuy tënku pour ñu mën a jàngal seen i doom noonu la mbir mi demee. donc tey jii bu ñuy joxañ baaraamu tuuma dañoo war a joxañ ki nga xam ni moom la sénégalais yi dénk seen i doom dénk ko liñ am ci li ëpp ci seen doole dénk ko ak seen i impôt seen lépp donc lii dëgg mooy nguur gi nga xam ni moo déggoo ak jàngalekat yi li mu war a def ak ñoom defu ko di tendeefal di wàññi poñ yu mu def ak yu mu deful te lépp lu ci ne ñu bindoon koy dat li nga xam ne mooy ndàmpaay yi ñu d'accordoon ni dañuy def étude bi MGP Afrique def na ko wone na résultat yi partagé nañ ko ak ñun naam am na luñ ca nëbb waaye ñun jot nañu résultat yëpp am nañ suñuy pexe ba xam ni MGP Afrique li mu wax mooy jàngalekat yi dañ leen a boddi ci li ñuy wax ndàmpaay dëkkuwaay yi léegi nag loolee ñu ne woon ñoom ca protocole d'accord bañ signé ak ñun en 2014 que dañuy ubbi ay waxtaan pour que ku ci nekk sa ak sa élève ñu jox la ko loolee la ñuy tendefal parce que dañoo ragal ni buñ ko defee daañ gis ne kon jàngalekat yi comme ni ñu koy waxee et puis ñun fu ñu toll ñu ne dañoo bari buñ jëlee lii jox leen ko extra alors que fonction publique xamul bari. ñaata enseignant moom Sénégal jàngalekat yi ñu ngi topp ci 97 000 sax. 97 000 léegi 97 000 jàngalekat yoo xam ni. foofu lañ toll naam sax foofu wane nañ fa ak na sax
ci 300 000 fonctionnaires. waaw parce que foofu tey jii ministère naan la ministère éducation naan la 96 000 ministère des finances may fay ni 97 000 fonction publique ma nga xam mooy recruter ni la 98 000 et cetera chiffres yi ku ci nekk ak. ci yorinu loolu day wane sax ni ci yorinu njàng mi sérieux wuñ ci li ñuy def. ci yorinu njàng mi Laye Wade ak Macky Sall ku ci tane ci dige yi nga def nga sàmmonteeg moom. loolu damay joxe ay firnde. parce que xam nga ñun boo waxee rek ñu tuumaal la ni léegi yéen da ngeen di politique président Abdoulaye ngeen àndal wala li ngeen àndal ñun àndunoo kenn politique ñun suñu biir nag am na ñuy politique te am nañ ci droit parce que réew mi nag liberté lañ nekk ku nekk fu la neex féete mais man damay wax ni féetewu ma fenn sama syndicat kisam authentique féetewul fenn fédère it ñi ci nekk même bu ci amee ñoo xam nañ fu mu féete ci yoon lañ koy teg parce que lépp lu ñu def lañ koy waxtaane mais li ñu jàpp ñun mooy bu ñu jëlee ndàmpaay bi nga moo indi coow li président Abdoulaye bi muy ñëw da koo fekk ci benn niveau ñuy kaas li ñuy kaas nii mais moom dafa jóg yéegal niveau bi au moins même fekkente ni jàpp nañ ba mu koy joxe que nee nañ ko lii mënul régler problème parce que fukki junne ak ñaar mënoo ci am néeg Ndakaaru mënoo ci am fenn fooy loué ak sa famille. mais bu ñu jëlee ay yeneen pàcc boo xam ni ñun dañ ci dul wax lu bari muy DMC bi DMC mooy juróomi millions yi nga xam ni moom la état di lebal liggéeykatam yi pour ñu mën a am kër. liggéeykat yëpp nag du jàngalekat yi kese ñun dañoo gën a bari ci fonction bi rek moo tax coow li gën ñoo topp mais juróomi millions yooyu nekkuloon juróomi millions bi Abdoulaye di ñëw bi Abdoulaye di ñëw en 2000. régime social bi fi nekkoon 2 millions la ko defoon bi ñu dawalee quelques années ñun kesem ñu bokk ci taxaw wax président Abdoulaye xeex aussi ne ko loolu dafa tuuti moom Abdoulaye mu d'accord en 2007 yokk ba juróomi millions ne ku amoon ñaari millions ci régime Abdou Diouf dinaa la jox ñetti millions bu ko defee ñu boole ko nga dolli ko ci la nga amoon bu ko defee te loolu du lu ñuy maye lu ñu lay lebal la mais amul ay intérêt bu ko defee ñu jàppale la mais da ngay fay weeru na ñu koy xuf ci sa salaire ba mat ñu jox keneen noonu lañ koy defee mu nekk prêt revolving léegi nag juróomi millions yooyu moom Abdoulaye da koy joxe ba 2012 amul benn coow képp ku déposé ñu jox la sa juróomi millions mais 2012 ak léegi président Macky Sall joxewul dara da koo bloqué wax ne amul xaalis léegi li muy def mooy d'ailleurs sax am nag njombe gu ci am parce que 2016 moom defalul leen. non defalul dara jàngalekat yi xam nga lu mu jàpp moom. que day ànd ak ministre Serigne Mbaye Thiam nga xam ne moom yore làmb ñoom di wër ci réew mi ak di inaugurer ay douze kii mur yu daanu lay def ak ay li muy tuddee abri provisoire yu mu war a régler te jàpp ni moom bu fekkente ne régler na loolu rek njàng mi sotti na. dama ni waxi kese am na solo trop mais yéen du ngeen. am na solo trop mais waxi kese conditions yi du ngeen ci wax mukk. waxi kese alors que xool abri provisoire waxi kese réglé wul problème njàng mi dama ni xamal lu ma lay nga laaj njóog di laaj mooy xaalis rek ngeen di laaj waaye. anami jàngin yi classe yi daanu yeeg abri provisoire sàkket yeeg yooyu ñu leen dégg ngeen ci wax lu bëri rek ma leeral leen xamal lu ma lay xamal entre classe bu rafet jàngalekat bu nasax kenn fayu koy ak ay yelleefam ak classe boo xam daa ñaaw jàngalekat ba ñu jox ko ak yelleefam classe bu ñaaw ba ñuy jox jàngalekat ak yelleefam moo ëpp ay résultat dama ni tappale gi lañ war a baax sénégalais ñun mun ñoo naxante bu fekkente ne da nga am classe boo xam ni dambo yaa ngi ñuy gaañ ko non c'est vrai classe boo xam ni da nga koo defar ba mel ni palais te yow jàngalekat ba fay nekk bu weer dee doo ko jox ak yelleefam bu fayee bu demee këram day du ñemee dugg ci koñ mi ndax boutique baa ngi koy xaar amul lu mu ko fayee ndóolal jàngalekat yi bañ ne suuf loo amul njëriñ xam lu ñu wax mooy que nañ bàyyi seen naxaate yi yooyu ay lambar yi ci réew mi région bu ne nga dem fa naan damay inaugurer mur bu daanu alors que yow yaa ngi amee jàngalekat yi 85 milliards yoo xam seen xaalis da xam nga damay wax ni ñun nañ leeral luy 85 milliards 85 milliards yi mi ngi mel nit di la leb fu mu toll di ko dajale boo ñëwee rek lebal ko junni muy dajale te du fay mukk mais bu yàggee mu mat ay millions noonu lañ def ñoom dañoo ameel jàngalekat yi li ñuy wax rappel validation rappel d'intégration ak rappel avancement di ko dajale ñoom bi ñu ñëwee 2012 ba léegi presque fay ñu dara di fay par tuuti léegi nag bañ ko dajalee ba mu bari mu toll ci 85 milliards ci mois de juillet 2017 boobaak léegi actes yu bëri génnaat na fi donc war naa toll ci ëpp téeméeri milliards yoo xam dañ koo ameel jàngalekat te ba léegi fay ñu leen ko yore seenu làmmiñ nag di ratatat ju bari nag yorul réew bu ñu yaakaaree ni réew mën koo ak njàngale mii mën nañ koo yore ci waxi kese dañuy nax seen bopp. ci wàllu élection da ngeen jàpp ne am ngeen doole 97 000 jàngalekat bu ku ne ànd ak njabootam wenn taxawin wi rawat na safaano nguur da ngeen yaakaar ne mën naa jul dara. mën naa jul dara de en tout cas damay leer rek lu ñu Abdoulaye Wade waxoon entre les deux tours président Abdoulaye daf ñu recevoir bi mu desee moom ak président Macky Sall ci deux tours yi ñun kese ñu nekk ci grève bu metti ñeenti weer ñu ko doon grève mun nañu seen grève bi yàqal na ma bu baax ci renseignements généraux yi mu yor nee na grève bi yàqal na ko ba mu dem deuxième tour ni ñu arrêté leen seen grève bi ñu ni ko président ñun mënuñu arrêté suñu grève parce que suñu ak suñu élève Macky Sall moo leen waxoon ngeen arrêté non attendez yow comprendre dama ni da nga may déglu dama ni entre les deux tours
booba kenn gañeegul moom Macky Sall daf ñu recevoir au palais moom président Abdoulaye Wade ni ñu. waaw dama ni Macky Sall candidat wax na ko ne ko. dama ni Macky Sall candidat itam wax na jàngalekat yi arrêté leen seen grève suñu faloo régler problème yi mais arrêté wuñ. booba moom da ngeen doon politique arrêté wuñ non dëgg politique wuñ dañoo continuer suñu grève ba président Macky Sall la gagné Abdoulaye bi mu ñu proposé pour deuxième tour bi ñu arrêté grève bi gën ñu ko suñ ko defee day mel ni ñun ay affaire élection ñu intéressé dañoo grève ba Macky Sall jël pouvoir bi en 2012 ñu tegaat ci weer ci grève peuple sénégalais bi yëpp teg ñu pression ni ñu arrêté leen mais du Macky Sall tax ñu arrêté loolu bi ñu ko defee moom président Macky Sall li mu gëmoon noonu mooy dëgg tey gis nga jàngalekat yi dinaa annoncé fii loo xam ni loo am importance xam nga ñun jàngalekat lu ñu jàpp mooy ay jàngalekatu APR jàngalekatu PDS jàngalekatu réew mi jàngale et cetera loolu non moom laa lay wax non moom laa wax dama ne loolu amul njëriñ néew ma la lu bees la dama ne dégg moo tax man la jàngalekatu PDS jàngalekatu APR jàngalekat loolu amul njëriñ xam lu ñu jàpp ñun jàngalekat yi ka dañuy def benn say wax ni candidat bu bëgg a jël réew mi ñun jàngalekat yi lii mooy sun ak sun yelleef ci réew mi nii lañ bëgg système éducatif bi tëgg ko nii lañ bëgg jàngalekat yi mel ko képp koo xam ne may ma rek ma yeggale li may wax day leer nañ képp koo xam ni pare nga pour régler problème mu jàngalekat yi ànd ak yow ci projet boo xam si da ngay defar réew mi parce que réew ku bëgg a defar da ngay defar njàng meeg jàngale ci lu leer nañ képp koo xam ni mënoo loolu képp koo xam ni mënoo loolu ñu jàpp ni ñun jàngalekat yi ñu lancer un mot à tous les enseignants wax leen ni ñoom ñëpp recevoir nañ leen ku ci nekk wax nga sa projet ci réew mi sa mébét bii nga jàpp. boo deful nag ñu naxati leen de sauf que gars yi tam ku mënul am 10% ci élection de représentativité noo mën a mbooloo. non loolu c'est un faux débat j'aurais bien aimé mon ami Ndiogou que question boobu nga posé ko ci temps bu doy. ma leeral ni la élection de représentativité yi. élection de représentativité et résultat provisoire la. 10% sa mënul non may ma damay ñëw ci loolu dafa arrêté bi organiser élection yi moo ni bu élection yi jeexee dafa am ce qu'on appelle le droit à un recours en annulation juróomi syndicat wut nañ seen avocat dem déposer ko devant le tribunal à teegul d'ailleurs sunu point de presse bi ñu def seen confrère Anna Rocha pose na fa question bu xam ñëpp ci kontaan keroog dani waaye yéen lu tax fukki weer bi ñu joxee résultat yeeg léegi ba léegi tribunal mënta àtte la tax mënta àtte na ba ma ko leeralee ñëpp dañoo dar seen gémmiñ li tax tribunal leeralul ndax lu tax résultat yi définitif na wala définitul loolu mooy coow li te loolu li tax ñu ko leeral su ko ma invité ci émission bu gën a gudd ma leeral ko. njiital CUSEMS authentique syndicat jàngalekat jiite itam FEDER mbootaayu syndicat boobu nga xam ni moo taxaw di jàmmarloo ak nguur gi jamono ji semaine bi rek di ngeen yëngu-yëngalaat yéen doog jàmm. RFM matin émission bi yee waa Sénégal RFM.